illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. li dégg ñu naan franc-maçon yi dañuy manipuler politique yi. ay exemple nee nañ dem nañ ba ne adduna bi jamono ji ñu toll mënatoo nekk président te nekk demoo gis franc-maçon yi. ala ku leexal foofu pour nga nekk président moom faa nga dem jonjonte ak franc-maçon yi il faut nga diwoo ak ñoom pour mën a niin léegi loolu noonu lañ bëggoon tey laajte loolu ba xam loolu est-ce que lu am la wala loolu ay waxu nax sa xandang la rek. xam nga man nag du ma président te fas yéene waa nekk président xam naa nag béy nga loolu kese duñu ma te du ma président te fas yéene ma kaa doon mais daal loolu moom mënu ma kaa gën. Abdoulaye luñ ko mën a sikkal nekkoon na président bokk ci ko ni influence ci àdduna bi te dafa ne nekkoon naa formation mais doonatuma ko opposant yi nag man du ma doon si apolitique man bokk na ci benn parti man Hizbullah laa bokk waaw dégg nga mun a nekk opposant yi naan waa day sóob dinañu koy wax ñu leen naan formation boo duggee bëgg dañ lay rey waxuñu dëgg ba ay kaf la dégg nga li Wade nekkoon na da ngay comprendre pour revenir ci waat parce que tudd naa ko fa mu leer comprendre la Wade situation bu nekkoon à l'époque wax naa la fii Moussa Kof benn daal na ko Sénégal Wade lañu yëpp mais bëri na ñuy di nga formation yooyu tey mos a initié wu ci loolu après mu nga dem ba ci ak delluwaat ginnaaw xam ne affaire bi dëppoo la l'islam delluwaat ginnaaw parce que boobu dañu leen doon nax ndax boo gisee Cheikh Mamadou Abdou nekk formation yow nga nekk benn waaye bu jàngi Égypte jàngi Caire dem gis Cheikh Mamadou Abdou ñu influent di ko gars yi gëmee mais dama yaakaar ne formation dara nekku ci mun naa tax nga dem dugg initié mais bu yàlla bëgg dimbal nga dellu si waat ginnaaw ëllëgee ñu ne waa diw moo waa nekkoon na diw formation la nga nekkoon naa ko voilà mais génn naa Wade nag sa loolu moo coûté cher bu ma dugg si débat politique dégg nga mais ku mel ne Wade nekkoon na femme présidence bu di influence Sénégal te nekkul formation génn na ci bu yàgg ba pare après boobu la nekk bu yàgg bi soog nekk si président kon loolu bu maa gëm loolu seet na ñu ngi manipuler nit ñi pour fa ñu tax seen pion loolu seen politique la mais nag politique bu gën a gaaw mooy nga gëmloo ko ne instant yi atteindre objectif nit ki boo gëmee ne instant yi daan naa la pare bu ñëw dugg rek daan naa la pare dugg rek pour ñëpp di gëmloo ñoom fi ne teg na fa seen pion lañ bëgg gëmloo nit ñi ñu ngi ci politique boobu nag ba fu ne seen élément nekk fa ñu ngi ci politique lañ nekk actuellement si lañ toll amaguñ ko mais boo fexee ba toog te bokkoo si ñoom da la indi ay problème ay nouveau type de pikinois booy yi xamuñu dara manipuler ay booy ci ginnaaw booy taal ay produits rajaxe dëkk bi naan dëkk dafa war changé waaw dañuy woo indi démocratie te nga fiy jëlee ko fi indi kenn xamul boo ko doon comparé doo xam lu mu doon kon mën a indi utiliser ay pouvoir de manipuler ay mën a manipuler ay nit ci ginnaaw ñu déstabiliser sa régime day am commencé ñu ko fii def nag en France avec la révolution française de 1789 li Albert Pike mooy Albert Pike moo sànq su ko francisé wax na ci moral un dogme mu ne révolution française bi ngay dégg formation français yi ñoo ko taxawal te kooku franc-maçonnerie du tuuti kooku bu waxee ci franc-maçonnerie boo déggu da nga fay teg bu ba ku dégg ñëw kooku di n'importe qui wax na ko am na ñu ne ki accusé mais Albert Pike mi ma la wax Albert Pike wax na ko ci moral un dogme kon ça veut dire yàgg nañ di manipuler ba ci révolution bolchevique bi ngay dégg seen loxo moo ne ci ginnaaw révolution yi nga dégg ci àdduna yu bari seen loxo moo ne ci ginnaaw comme mën utiliser aussi ay population bi ay dof utiliser leen pour xeex la ba teg ba fee ñu am koo xam ne dëppoo naa seen bagage président yaa Burkina Faso buñu daaw la daw bu fa jógee fan yi gars yi naan franc-maçon la te dàq na ko fa mu nekkoon kon nekk franc-maçon may la benn immunité man mun maa gëm loolu waaw loolu su weesoo sànq ñu ngi doon wax si diggante franc-maçonnerie ak diine si loolu lañ bëgg a ñëwaat mais dañaa bëgg a ñëwee si diine judaïsme bi parce que juif yi gis nañ ne mooy diine bu nga xam ne mooy benn diine bu nga xam ne ñoom ils sont protégés ils ont un crime protégé tey benn juif bu ma ko romboon si mbedd bi saago tey mun nañ maa tëj pour antisémitisme loolu boo ko defee chrétien dara du la si fekk boo ko defee jullit dara du la si fekk boo ko def waaw gis nga léegi loolu dañuy pousser à ce que ñu xalaat ne diggante franc-maçonnerie ak juif ñàkkul ne am nañ benn fenn fu ñu laalee léegi dégg nañ sax ñu naan franc-maçonnerie sax boo si nekkee tey su ma demoon nekk franc-maçonnerie nekk franc-maçon am nañu degré yoo xam ne mënu ma see nekk mënu ma see yegg tant que nekk mu juif dañ naan sax boo nekkee franc-maçon te nekk juif da lay wooye un goyim léegi kon su loolu dañuy xam ne kon franc-maçonnerie ak judaïsme am nañ lu ñu laalee wala am nañ lan ñu bokk loolu la ñu bëggoon nga leeral ñu ko suñu bopp daal mu gën ñu. waaw juif tam boo def ci judaïsme fu bañ a tooñ da ngay xaaj juif yi am na juif yoo xam ne ñu ngi jéem a jublu
jéem a tënku ci yaat ñoom vraiment amuñu problème ak kenn ñoom seen bopp gëmuñu sioniste yi gëmuñu kabal lañ koy diina di koy contesté mais juif kabbalistique yi nag ñoo am problème te juif kabbalistique yi ñoo ñu gëm kabal te sioniste yi si ñoom lañ bokk dañu gëm lan le messianisme bu histoire bu sori la ci Simone Baucoba ba muy rebelle contre les Romains comme ay histoire bu gudd ba ay kabbalistique yi mag yi ñëw après ñu Isaac Luria wax ci wàllum la théorie des kilifa wax ci yu bari ci wàllum yooyu expliqué ba Masih bu boo ñëw après mu jug ñëw pour sauver le peuple juif le peuple juif nekk le peuple terrestre intermédiaire entre le Dieu et le reste de l'humanité ñoom expliqué ba seen ba Élie Benamor seen bindikat bi wax na ci lu bari ci ñoom yahudi ñoo dominer àdduna bu nekk à la fois buuru nit ñi nekk sëriñu nit ñi expliqué ñoom loolu lañ jëm léegi loolu nag pour ñu am ko aussi il faut ñu manipuler parce que juif bariwuñu foog ñu te juif tamit bu xeex moom da nga jekk xool li fi nekkoon mari na gis nga leen dañ leen jaxase du wutale gars yi mais ñoom bu desee ñoom kese ci ginnaaw lay taxaw c'est-à-dire que juif loolu liggéeyam la da nga jekk fu mu nekk moom jàpp fa bari te nag wutale raatale ba gars yi di bëkkante moom daa ngi léegi nag moo tax juif nag léegi pour accéder seen fin bëri na ñu bëri gëstu nañ leen surtout les théoriciens du complot accès nañ juif ne seen loxo moo ne dewee la franc-maçonnerie seen loxo moo ci nekk c'est-à-dire que ñu manipuler boo demee ci yaa ngi évoqué sànq li nga wax yaakaar naa procodisation nga ko wëlee la procodisation dañ ne les francs-maçons non juifs on les appelle des goyis te on doit tout faire pour ñoom bu ñu accéder ci yenn secret yi mag yi di fi accéder dañ jouer ay tour parce que secret yooyu moom ñoom juif ñoo teg seen tànk loolu comme protocole bi wax dégg nga am na ñu bëri ñu ko si théoriciens du complot yi ñu ko wax léegi nag kon moo tax kon aussi ñu ngi dina ne juif yi ñu bëri ñu ngi wax naa juif daal de toute façon seen loxo ma ne ci ginnaaw franc-maçonnerie ñooy manipuler franc-maçon yi ndax ñoom dañu gëm naan la rédemption par le péché depuis li ko dalee ci Isaac Luria moo ko doon théoriser après ñu fekk si ko ci ku mel ni Simon Sabataï Sébi ak Jacob Frank ñoom tam ay kabbaliste la ñu woote sax Messie fekk si ko si daal ne comme Messie bi rédempteur la rédempteur foog afay jaxasoo pour àdduna bi jaxasoo pour mu ñëw dañu fexe accélérer mbon gi pour mu gaaw ñëw léegi nag moo tax ñuy utiliser franc-maçonnerie à travers la notion de liberté d'émancipation de yu kenn xamul pour accélérer mbon gi jigéen ñi di wuññeeku njaaloo gi bari pornographie di bari avec bépp wulee ñaay affaire mel ni tout le màlle pour rédempteur bi gaaw ñëw mais ne politique boobu nag juif yi seen politique la ñeenti dëkk nouvel ordre mondial mais juif yi ñoom Messie bi lañ bëgg mu gaaw ñëw parce que Messie bu ñu ñëwee si leen war taxaw leen troisième temple bi nee nañu seen troisième temple bi ngay dégg mooy coow nekk si Israël Palestine taxaw seen troisième temple Messie dafay nguur Israël daal di amaat c'est luxe d'antan de lu nekk le véritable Israël kenn xamul théorie yu bari moo ci nekk kon moo tax manipulation bu juif bi su ma ko tënkee di manipuler franc-maçonnerie wala di manipuler ñeneen ba ci seen banquiers yi ay joxoon famille Rothschild dégg nga ci gars yi di wax ay kenn xamul c'est juste pour accélérer processus bi pour Messie daal di ñëw ñu taxaw seen troisième temple bi Israël nekk le peuple terrestre entre le Dieu un et le reste de l'humanité nekk aussi tamit le roi de l'humanité parce que loolu lañ jëm loolu sax lu ñaaree moo xam moo nekk seen drapeau bi drapeau Israël léegi gis ñaari triangle yi étoile bi kii bi David bi ñaari triangle yi ñu boole ñu nii boo ko xoolee ay pyramide la benn pyramide ci kaw loolu kii wax Christophe Night loolu wax ci nu mu tudd the Hiram Case nen ay pyramide la benn pyramide bi mi ngi symboliser le pouvoir royal bu si suuf muy le pouvoir spirituel ñoom ñaar yëpp nañ la Israël bëgg a dajale si moo tax dafa si drapeau bi dégg nga ok kon daal manipulation bi juste pour ñu àgg seen messianisme boobu daal taxaw ok léegi bu ñu nee juif xel dem si Israël bu ñu nee juif tamit xel dem si États-Unis ndax bëri nañ fa torop ba tax bëri na borom xam-xam yu bëri nañ naan États-Unis boo gisee ñu taxawal ko les États-Unis sont une institution maçonnique nañ naan franc-maçon ñoo taxawal États-Unis pour mun see jaar gouvernement mondial parce que boo xoolee franc-maçon boo ko tegee ne jamono ji fu ñu toll géopolitique mondiale fu mu toll États-Unis daanaka c'est la première puissance mondiale léegi ñuy laajte ba xam waroon nañu naan ay États-Unis franc-maçon ñoo ko taxawal pour gouverner monde bi loolu dëgg la wala ay waxu nax sa xandank la. waaw loolu tamit boo dem États-Unis si lu ñu xam Amérique si boppam de manière générale Christophe Colomb moo ko découvrir en 1492 mais toujours lu ñu dugal ci Amerigo Vespucci Vespucci ci waa yi tur bi fa la jógee da doon jàngal école mais boo lire The Hiram Case Christophe Knight ak Robert Lomas dañu weddi loolu dana loolu ay stop la mais ñu ne Christophe Colomb ba muy dem États-Unis amoon na carte ndax dafa am benn nijaayam bu bokk ci naan les
parce que dafa bokk ci benn nijaayam bu bokkee ci benn secte maçonnique benn loge maçonnique mais ça bu tuddoon comme les chevaliers du Christ da cee bokkoon te ñoom mu ne franc-maçon yi xamoon nañu mu ne franc-maçon jàppale kii xam lu soxla du ko jàppale ko utal ko ndox soxla. xaaral mu jox la benn sax. dégg nga mu ne dafa bokkoon ci dafa bokk ci benn secte maanaam les chevaliers du Christ te mu ne ñoom franc-maçon yi xamoon nañu Amérique bu yàgg mu ne pour lay wax ne Christophe Colomb découvrir ko mu ne ci moom li mu wax dugguma ci moom serveur si sëkk dégg nga bu mu ne parce que ba muy dem ba gars yi révolté ci biir ba gaal bato bi ne ko dañoo sonn tukki dafa yàgg ne ba bu ko pente dafa leen léegi may leen 8 jours dana àgg 8 jours mu ne 8 jours la ñu àgg kon war na ne kii xamoon na fu mu jëm làmbaatu lool mu ne beneen mu ne ñu àndoon ak moom ne noon des fois daan enfermé ci benn cabine lu yàgg mu génn bu génne jaaleen fi ñu kon ça prouvé que amoon na carte bu doon topp ñu ne ñoom soo demee ci la république de Platon bu wax Atlantide boobu île boobu Platon tudd ak Atlantide mu ne Platon nee na benn île la boo xam daf la permettre accéder ci beneen continent mu ne continent bu Platon doon wax ne mooy Amérique bi la ñu ne Amérique baat bi ñu jógee ci Mérica su ne Mérica mu ne ñoom ba tey soo demee si naan les frères esséniens benn tarixa la bi nga xam ne ci biir dina yahud instant foofu la bokkoon les frères esséniens si désert lañ doon nekk di ñoo jaamu yàlla di sellal bokk ñoom du jubóog ñëwaat temple d'habitude quoi temple bi finalement xaalis bu dugg bakkan dugg daal les frères esséniens boobu nee nañu dañ doon wax seen bind yoo ne am na ruuy sell yi dañuy dëkk benn dëkk bu naan Mérica ruuy sell yi fu may dëkk ji mu ne kon tout Amérique boobu ci Mérica boobu la jógee moo ruuy sell yi ñoo ko mooy ñoom franc-maçon yi ñoom fa koy seen terre moo tax boo xoolee George Washington mu taxawal États-Unis franc-maçon la maam mooy président États-Unis moo taxawal White House dañuy pose pierre parce que boo gisee photo day gis mu sol tenue maçonnique franc-maçon la tu vois te boo xoolee sax même seen dollar bi waaye kii sa canard mooy wax mu ne boo xoolee dollar bi mu ne date bi ñu taxawal kii nu tudd la Maison Blanche jàppatuma année bi man boo xoolee mooy date anniversaire de la mort de Jacques de Molay mooy waa ji moo xam seen kilifa bi ñu wax moom la pape bi ak bu France la dal daal di complot daal di rey mu ne mooy date bi fu mu nee nag boobu ñu doon màggal anniversaire Jacques de Molay dañuy taxawal White House na la Maison Blanche mu ne boo xoolee dollar bi mooy seen kii bi symbole bi mooy S bi ni barré bi man S bi su benn ancienne monnaie espagnole la jógee mais ñaari tere yi day symboliser les deux poteaux naan Jacquine et Boaz am na dafa boo dee bu koy yahuda daan Yakin la ñuy wax Jacquine mais c'est la même chose Jacquine et Yakin c'est la même chose Jacquine et Boaz ñaari poteaux lay symboliser te poteaux yooyu boo xam ne rituel maçonnique yi xam ne poteaux yooyu dafa am si nu muy dellu day dellu si Égypte te dañ ne ñoom seen sagesse Égypte la jógee ndax ñaari poteaux yooyu nga anti Égypte dafa am Égypte la haute Égypte et la basse Égypte ñaari Égypte yooyu dañu boole seen doole boole seen xam-xam boole seen effort ba tax ñu wax Égypte amoon doole bu mu am aleykum salaam amoon doole bu mu am ñu ne ñe du ko doon symboliser mooy boo demee au nord dafa am benn poteau bu fa nekkoon au sud benn poteau bu fa nekk ñaari poteau mooy Jacquine et Boaz entre ñaari poteau yi am ce qu'on appelle l'étau céleste l'étau céleste symbole la Maat boobu nag c'était le symbole de quoi de l'égalité de la fraternité de la justice et de la liberté ba moom fële ci Égypte et consort dégg nga kon boo xoolee bu tëgg moo dellu si waatee ci li nga wax kon franc-maçonnerie effectivement ay gëstukat yu bëri wane nañ ne dañoo taxaw États-Unis pour franc-maçonnerie pour ñoom franc-maçon ñoo ko taxawal pour seen bagage ok waaw bëggoon nañ laaj question sax si diggante Égypte rapport mu am ak franc-maçonnerie mais daa mel ne laal nga ko léegi nii waaw mën nañ ci gën a dolli benn affaire ndax Égypte dañ ne ñoom moo amoon les écoles de mystère wax naa ko souvent yàlla bu sonné ci Firawna ak Moussa du ko nettali yàlla xamoon na ne Firawna mooy sëriñu ñu yëpp mu di jamono wa samalu seen jaabu saxa bil waadi dafa awna si law taat leen taxaw fil bilaad yi fa son fiyal aada ba mu àgg ñëpp xam na ne kon Firawna am na lu muy woo joué parce que yàlla bu amul jot yàlla bu waxee benn affaire sa Ankabut jaagoñ yaakaar ne doy nettali mala gi am na lu muy junj ndax yàlla nu muy waxee moo doy waar dégg nga kon boo xoolee yàlla bu soxla ci Firawna lool xam am na lu mu leen jàngale man dama ci déggee ne kon xamoon nañ Firawna boo ko comprendre doo comprendre àdduna bu mu jëm mu di jamono ndax dañ ne seen sagesse moom bu ñu yor mu ngi départ Égypte ci les écoles de mystère ñu koy jàngalante seen biir léegi nag bokk na ci mystère yi doon jàngale ce qu'on appelle la théorie du chaos égyptien na ko gëmoon égyptiens yi musuñu gëm ne am na benn yàlla bu nekk ci bind àdduna beeg yooyu gëmuñu ko ñoom ñoom idiotie la dof la moo tax Moussa wu ñu ñëwee lu ko Firawna njëkk laaj maa rabbul alamin la may borom mi ndeefi naa rabbul samaawaati wal ardi wa maa baynahumaa ak yooyu naa ba mu asamaan ba mu suuf diggante bi Moussa Firawna dafa gis ne seen waa ji nag c'est ça va ba xam nga mu jàpp Moussa dof
parce que ñoom gëmuñu ne am na yàlla jigéen dañ jëm ce qu'on appelle la théorie du chaos dafa un chaos initial àdduna bi dafa jaxas affaire yi nekk matière la dañ ne la matière a toujours existé d'abord matière boobu mës a nekk matière bi nag jaxasoo ba ordre bi génnee ci biir àdduna bi ñu nekk donc loolu tuddee la théorie du chaos xam nga lii boo xoolee ce qu'on appelle la théorie du Big Bang moom ngeen jàng école n'est-ce pas moo théorie du chaos mooy maa dégg nga pour entre parenthèses maa ngi doon xalaatoon naa di nga ma laaj loolu parce que boo bëgg a formation fa nga wax théorie du chaos lii maa ngi doon mi ngi nekk aussi ci l'automne des idoles moo waxee ci Égypte laa doon Égypte antique ak ñun ñu ñuy def caaxaan nga fa nekk na mu nekkee suñu biir ndax noonu laay bindee livre bi dama jël benn situation bu yàgg évoqué ko wax ay problème am inspiré ci wax problème l'islam bi ak problème diine gi dégg nga mooy l'islam bi maanaam c'est obscurantiste théorie du chaos était enseigné par les scribes d'Égypte antique à travers leurs écritures hiéroglyphes et quiconque n'y croyait pas était considéré d'inepte ou bien comme inepte mooy dof. C'était dans cette perspective que le prophète Moussa fut taxé de fou par Pharaon lorsqu'il déclara Allah maître des cieux, de la terre et de l'espace intermédiaire. Cette vision paganiste de l'existence a traversé les frontières spatiales et temporelles, avec une expansion tentaculaire qui a actuellement atteint son paroxysme, jusqu'à ce que, dans nos écoles et universités, aucun musulman n'ose pas dire Allah a fait que, aucun chrétien n'ose pas dire Dieu a fait que, aucun croyant, aucun juif n'ose pas dire Yahweh a fait que, etc. De peur d'être taxé, mais d'être pris pour un déficient mental, ou un pseudo-intellectuel, ou un fanatique. Sous l'emprise de cette colonisation intellectuelle païenne, nos hommes de science et de lettres se contentent toujours de dire la nature a fait que, en lieu et place de le créateur a fait que, afin d'être en phase avec l'esprit mécanisant de l'intelligentsia occidentale actuelle. dégg nga boo xoolee théorie du chaos boobu moom lañ gëm moom lañ tuddee nuun théorie du chaos lañ tuddee ñoom nuun ci biir automne des idoles maa ngi taf si nuun wala xalam dama ne nuun bi gars yi dañ ne c'est la lettre nuun mais en réalité nuun wala xalam maa yasturuuna dama nuun wala xalam giñ naa ko ci xalima ji waaw maa yasturuuna ak ñoom ak ce qu'ils écrivent ñoom la ñuy bind ñoom il boobu c'est les scribes égyptiens les scribes d'Égypte la yaa ngi dégg mën a yàlla boobu théorie du chaos lay wax moo tax mu ne waaw ma am te bind moo tax nag ñu ne mais yonte Muhammad sallallahu alayhi wasallam xëy bu la yàlla def nga gëm mën a yàlla maa bind doo dof parce que ñoom dañu gëm ne boo gëmul théorie ba dof nga moo tax ñun gi man dama gëm ne théorie du chaos lay jàngale ndax moom la doon bind di ko jàngale moom laa xam ne doon jàngale di bind développement bu soo moo dugg ci loolu dégg nga kon boo xoolee théorie du chaos boobu nag formation yi déjà foofu seen fondement ésotérisme la moo tax ñu lay jàngal buñ ko dilué ba mu oyof njaax ko jàngale ko la théorie du Big Bang ci école Moussa Sèye daal moo ko déggoo français on a dit théorie déggoo français théorie la ñu bu wante man kenn démontré ko théorie léegi nag kon théorie du chaos boobu dootu nuun formation yi daanaka loolu lañ gëm influence nag école bi jàngal lu ne école dina wax la sax loolu école la nature a fait lu tax duñ la wax ak Dieu a fait que Allah a fait que wala le créateur sax a fait que ou bien nañu wax le gars acheté de l'univers a fait que ma nangu te xam naa ne waa acheté comme acheté de nee na mu Allah suñu mais duñ la ko la nature te nature yàlla la sa dow ci Spinoza lu mu gëm nature mooy yàlla loolu la gëm boo demee sama waa ji mu tudd le waa ji celui qui a ba papa un Dieu qui servait à Moïse le Sinaï à la résurrection du Christ d'appel ah Edgar ñoom loolu lañ gëm dañ gëm nature ba yàlla nit ci loolu la gëm kon boo xoolee moo tax dafa am un impérialisme mécanisant dañuy def yéefa doo ci rendre compte dégg nga moo tax on doit avoir une école à l'islam nit ñoom imam bi xalaata yooyu dégg nga boo xoolee école yëpp ay déviation am na ci dégg nga moo du bëgg a dellu si kon su ñëwee mu ne dafa dem ba yow école boo waxee Allah yàlla ci philosophie cours philo boo nee yàlla foofu da lay xoolaat man dana def arabe bi def arabe bi simple lu jóg bu ne doon une phrase bi inna muhammadan rasulullah foofu da ngay xam ne mais tout cas faut day am problème quoi ba mu ne exemple mu indi benn ay alxuraan benn hadis foofu day am problème quoi foofu te foofu arabe bi day am problème nan xam nga dafa da koy bëgg a déranger parce que bu ñu yàlla kenn wax ko tudd ci école bi quand même
sëriñ dégg nga kon Égypte ak franc-maçonnerie dañuy franc-maçon dañuy incarné ñu ñotti ne seen ésotérisme bi seen xam-xam bi Égypte la jóge les écoles de mystère wax naa la théorie du mime wax naa sànq la maat ak ce qu'on appelle l'ego céleste entre ñoom ñaari côté yi muy yëpp na la justice l'égalité l'équité ay yooyu fraternité boo xoolee yooyu ay yu cher su ñoom la boo xoolee France après la révolution française devise France bi lan la liberté égalité fraternité te loolu moo na ci biir ndóo bi Égypte la jógee et consort doy na yu bëri yoo xam daal si ñoom boo xool ba ci ak pyramide yi seen symbole si pyramide ak yooyu noonu Égypte daal en tout cas saw nañ ci wàllu franc-maçonnerie daanaka mooy seen maam sax daanaka mooy seen sagesse bi nee na foofu la jógee laa si tëgg ok loolu su weesoo ñu ngi dégg turu Hiram Abish anglais naan ko Hiram bañ na ko sa ba sànq bu nga koy wax mooy ñaari franc-maçon yi ponkal yooyu noonu di Christopher Knight ak Robert Lamas ñuy wax seen livre boobu ñu bind sa Hiram kay dañ ko tuddee mooy la clé d'Hiram muy caabi Hiram alxuraan sax mi ngi naan Hiram zaatil imaad léegi nag ñu bëggoon xam kan mooy Hiram Abish Hiram nag alxuraan waxee tur dëkk la Hiram zaatil imaad alit la ñuy xool misla dam ñu wax misla fil bilaad waaw mais boobu junj la ndax wax naa ko sànq bëri na dëkk yow tuuti Laskandar bi ngay dégg Égypte Alexandrie Alexandre lañ ko tuddee am ñu ne le grand bi la sax Kër Massar yaakaar naa Massar tur la Kër Mbaye Fall tur la parce que léegi kon tur yàgg na ko tuddee nit waaw mais yàlla wax na daal Hiram imaad boobu potaya al imaad mooy potaya Hiram moom de bu ñu ko waxee ci wàllu formation yi tamit da ciy joué parce que boo demee ci même soo demee ci Ancien Testament wala soo demee ci nu du Ancien Testament mooy kii nu mu si biir Ancien Testament fi mu naan ok ah moo di dëgg noonu roi boo demee ci roi un roi suñu diine Souleymane yéen taal Souleymane ba mu bëggee taxawal temple bi ndax Daawda moo bëggoon taxawal temple yàlla ne ko li nga tuuti ci dee dafa bari mënuñ taxawal temple mais c'est donc Souleymane moom moo taxawal temple bi moo tax baat Souleymane Salomon mi ngi jël shalom bi ci paix jàmm en hébreu Souleymane ba mu demee boo taxawal temple bi dafa fekk waaj naan Hiram Abish buur ba dëkk bi naan Tyr la dëkk bi naan Tyr ci biir Ancien Testament moom ba Daawda gaañu dafa yónnee mbooloo pour jaale si Souleymane baayam ndokkeel ko aussi ci fal bu ko fal buur Souleymane ne ko man ça fait l'occasion dama bëggoon taxawal sama temple bu sama baay bëggoon taxawal après Hiram moom mu ne ko mais dama bëgg a jàppale ma ci ay bant pour ñu taxawal ay surtout colonie bi poto yu mag yi quoi colonie yi ne ci temple bi Hiram moomu nag moo yónnee Souleymane surtout bant yi ndax seen dëkk moom bant yu baax yi moom boo ñu fa doon dagg ay nopp ba di ay nit mais amoon na bant yu baax seen dëkk yaa ngi dégg Hiram moom daal ci Bible noonu la ko Bible indee wax naa aw xaaneen Hiram zaat imaad dafa dëkk Bible indi nag muy ruu dëkk bu naan Tyr léegi nag boo demee ci maçon yi dafa ce qu'on appelle le mythe d'Hiram mythe d'Hiram troisième degré la ñuy initier au mythe d'Hiram mais dañuy gëmloo ni Hiram mooy ki nga xam ne moo taxawal temple bi moo ko tabax man architecte bi taxawal temple bi ñu lay wax Hiram moom dañ kaa rey ñetti ñoo ko rey nga xam ne am nañu ne ñaari compagnon ndax formation dafa niveau bu njëkk ma apprenti compagnon ak maître comme nee na aussi ci maçon yi noonu la da ngay nekk apprenti après nga nekk compagnon après nga nekk maître maçon ci maçon yi quoi yi nga xam ne maçon yi loolu la ñu wax léegi ne kon am nañu ne ñaari apprenti ak benn compagnon am nañu ne benn compagnon ñaari apprenti ñoo rey Hiram ñu ne mooy Zibilo ñetti ñoo ko rey yaa doo ko ci ay bopp ay coup mu dee ñetti coup yooyu sax am na mooy symbole mooy triangle bi sur le triangle de la sagesse Hiram ni kese moo amoon plan bu ñu mën a defee kii bi ñu tudd plan temple moo kese moo ko xamoon raison pour laquelle ñoom ñu indiwaat le mythe d'Hiram si ñoom mais mythe d'Hiram bi formation bu nee la temple bi en réalité du bâtiment bi mais yow yaay temple bi yow la ñoo defar le temple parfait bi ñu ko waxee Yerushalayim mooy le temple parfait mooy nit ki nga xam ne dañ ko defarul am initiation ba àgg ci yenn état bi kay il devient un temple moom si boppam te loolu la boo demee ci Bible un Thessalonien loolu la Paul waxoon Romains yi loolu Paul waxoon la waa Thessalonien yi Paul la leen waxoon mu ne vous êtes le temple de Dieu mu ne yéen le temple yàlla gi kon sax mu ne bu la kenn sonal yow yaay temple bi moo tax ñoom loolu lañ gëm ñoo formation ne ko nit ki la ñu war defar mooy temple bi day nag comme mythe d'Hiram boobu ne symbolisme la rek mais yow yaay temple bi ñu war defar bi daal comme ni ko waxee si junñu daal dégg nga mais mythe la buy formation di créer mais ni koy expliquer daal Bible wax ko Alxuraan wax ko waaw mais rey nañ ko après war dañ koy dékkil rek explique consort ak yooyu mythe la buy formation di defar dégg nga waaw loolu su weesoo sànq waxtaan nañ ba gis ne waaw la sa bëriwul diine l'islam non bëriwul
ba gis ne diine l'islam vision mu am si franc-maçon du lu baax maanaam du ñu ko gisee julli def nañ ci fatwa waa Azhar def nañ fatwa en 1978 def nañ ci fatwa ba ne julli mënta nekk franc-maçon su nga dolli ko ci waa Azhar waaw Azhar waaw 1978 waaw def nañ ci fatwa waaw léegi franc-maçon yi ñoom ban gis-gis la ñuy am si yonent yi moo xam yonent sallallahu alayhi wasallam moo xam yonent yàlla kii Isa moo xam yonent yàlla Moussa ak seen i njàngale ban gis-gis la ñuy am si waaw non day jàpp ne ay imposteur lañu moo ko tënkee ci benn wax daal ne boo demee ku mel ni Christophe Knight ak Robert Lomas te ñoom ko nekk ñu tuut ci franc-maçonnerie non day jëf ñu ko jàngale duñu la ko directement mais su ko tënkee loolu la ndax nee na Moussa Égypte la nekkoon ñu ne Moussa nekkoon benn ci généraux de guerre yi amee Firawna bi ci la bokkoon Égypte nag pour nga am fa yenn daraja yi il fallait que nga initié wu ci wàllum seen xam-xam boobu les mystères yooyu ñu jàngale Moussa di ko ci sori woon nga xam ci lu bari nee na ba mu dee ba ci biir mu mujjee fippu rebelle wu ànd ak Firawna am ñu ko topp mu ne ñoo leen tuddee hébreu ñoo leen tuddee ci moom ban Israël mais nee na ñun ne ban Israël ne sax en passant duñu ne ban Israël yi hébreu yi ñoo tabax temple pyramide yi Égypte neen ay kàcc la ñoom lu amul yoonul maanaa du dëgg lu ne dañ fa nekkoon jaam du dëgg luñ ne Moussa Firawna dafa waxoon jom bu gudd bu judd nañ ko rey mooy du dëgg ndax la c'est contradictoire ak naan le maat le principe du maat mooy justice liberté égalité ba égyptiens yi gëmoon dafa contradictoire ak loolu moo tax moo fa nekkoon moom it moo tax dakaa fekke mu ne laa ko bëgg a laaj ok léegi ne kon Moussa léegi ne mu ne Moussa dafa rebelle wu fépp daal dem am ñu ko topp mooy ñoom Moussa créé diine la mu jëlee fa Égypte ci xam-xam mu créé ci les créé judaïsme da la ñuy wax ñu ne Jésus-Christ daa koy jugee ci Moussa daal di nekk un messie ndax du après juif dañu wax dañuy xaar messie day ñëw Jésus ñëw woote messie mais Jésus bu ne mu ne moom tamit lu mu wax ay waxam wéerul ndax après croix bi signe croix bi ni mu ne ba hiéroglyphe la buy signe le sauveur wax na yi bàyyi ci christianisme ba delloo Égypte bu ne ni mu ko delloo ci Égypte si ay waxam dégg nga ci loolu tamit mu ne kon mu ne kon judaïsme la sosoo christianisme la sosoo mu ne nag mais problème bu nekk nag mu ne Jésus dafa ñu nekk benn messie bu am jàmm xuloo xeexul te juif dañuy soxloon un messie guerrier boo xam dafa ñëw libérer leen ci l'oppression des Romains les Romains ni leen nootee woon léegi nag comme Jésus dafa ñu nekk benn messie bu nooy def ñu soxla benn waaye bu xaat yéen juif daal di mer am juif yi mer daal di jóge foofu gàddaay dem Arad nee na mooy juif yi nekkoon Madina te Munawwara bi ngay dégg histoire l'islam mu dem Munawwara mais yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam juif yooyu ñoo ko jàngal bagage yi Moussa yi jàngal ko bagage yooyu Isa yi xal ko mu nekk seen jiw moo tax yonent daan jihaat ba da ut xandax xëy na xaq yi muy dégg yëpp ne loolu moo ko waral bi fekk loolu xam nga boo ko dégg rek naan waaj yenn lii xam nga ni yenn na maanaam xam nga la moo ko daaneel yonent watool messi yonent waxum naa messi ensuñu oustaz loolu moo ko daaneel amul fi ne yonent messi la amul coow yi wute ci lislaam bi yëpp wax nañu yonent ne mais messi kenn ko loolu moo ko daaneel gis nga sax dañoo garaaw boo déggee raisonnement bi ak ay dañuy aussi raisonnement bu ko gudd la dama ko tënk rek expliquer fan ba mu deewee sulfate de magnésium bi ko ma de kii expliquer dugal la ci messi bu gaaw bu compliqué mais yoon daal watoon messi moom loolu moo ko daaneel ina kay de seetaan kantaa yi fan seetaan lu tuuti la dégg nga kon moo tax kon bu ñoom bu tëgg laa yoon daf ay imposteur lañu sa tënk mu lañ seen jàngale moo ko tënkee noonu si li nga daaneel ne nga ne ina kay de seetaan kantaa ay fan daf ma xalaat loolu benn xalaat bu ndaw mooy dama bëggoon laajte mooy franc-maçon yi doole bu neen wax ku nekk naan ci franc-maçon yaa bëri doole franc-maçon ñooy li monde bi ñoo nangam sangam ñooy xaalis bi ñooy def ñooy dindi ñooy buli ñooy ñëw loolu daal noo gisee loolu noo ko jàngatee waaw loolu junni ñu gëmul seen bopp la mos naa waxtaane benn waaye oustaz bu mag la jàngat bu rëy mooy sono na ma franc-maçon ñoom doole moom amuñu doole mu yanteeg man moo ina kay de seytaan dañu tax sama gémmi léegi wax nga dégg de wax nga xam seetaan lu tuuti la xanaa ko sànq waaw boo yaakaar dañoo am àdduna dañoo am teraanga man góoma loolu ndax man même bu ma ci tegul sama bët awxaan yàlla moo ko wax li yàlla wax gëm naa ko yàlla moo moon ci awxaan mu ne wallahi hizzatu mu ne wa man yuridu hizzata fallahi hizzatu jami'an képp ku bëgg teraanga wala kattan yàlla moo yow mboolem teraanga yàlla moo ko yow kon yàlla moo ko res ba wallahi hizzatu jami'an fallahi hizzatu jami'an yàlla wax ci benn ba tey sootu munaafiqiin mu ne wallahi hizzatu
wali rasulihi wali mu'minina mu ne kàttan wala teraanga yàlla moo ko yor ñeel na yàlla ñeel na yonent bi ñeel na ñu gëm yàlla ñi kon jullit bu gëm ne keneen yor na kàttan ku dul yàlla mbaa ku dul yonent mbaa ku dul jullit ñi mooy sa iman sa gëm moo am problème kon loolu man gëwuma loolu moom mënu ma kaa gëm. waaw loolu su weesoo lu ñu naan ay franc-maçon dañuy def ay pratiques occultes dañu naan ay franc-maçon dañuy tëju di dëbb ay lii rek di sacrifier seen yaay ak am na sax ñu naan dañuy sacrifier seen benn loxo pour am lu ñu am. waaw xanaa waaw ba léegi waaw. léegi ñu doon laaj wax. gaaw waay. allez-y. léegi ñu doon laajte ba xam. pratique mystique yooyu noonu ñu leen waxul ba xam loolu noonu lu am la wala loolu ay waxu yàq dara. waaw xam nga Ndakaaru nag moom xam nañu bu dàq buñ boojeeg buñ boxam. waaw man sama xam-xam ci franc-maçonnerie daal gisuma ci te lu ma lii seen njiit ko ci maçonnologie xam ko ci gëstu daal ak loo xam ne tamit lees waxul la waaw parce que boo nekkee ésotériste xam wàllum initiation wàllum yooyu am yoon bu jugee rek même wax ci yeggu di nga xam suñu bëgg a jëm daal parce que ñun si yooyu la ñuy dox ci waa benn si wàllu islam la gis ma njàkk ay dëbb lii rek yooyu ne te secte moo xam ne secte dañoo bari olof nag lu mu xamul tuddee ko franc-maçon olof lu mu xamul tuddee franc-maçon am na secte yoon ak fii la sosoo fii tubaab bi xamuñu dafa mu nekk di dëbb ay liir di mayonnaise bu yuuri liir ñu gën a grand su dama yaakaar fii la sosoo moom ñu gën a grand yu gën a ñàkk may fii la sosoo dégg nga mais daal lu ma xam si franc-maçon mooy secte philosophique la secte philosophique mooy dafa am ñëw ñuy gisee àdduna bi nekk des philosophes yoo xam ne pour secte ñoom seen xel rek moo leen doy la ce qu'on appelle la raison parce que philosophie ñu koy jàng Ibrahima dafa naan philosophie antique philosophie moderne philosophie antique mooy ay ñoom Platon ñoom Socrate ak yooyu ñooñu Socrate Platon sax wala Socrate benn la rek moom Cheikh Ali Harazim nga xam naa dafa gëm ne moom nit ki bu dee wax moom bu dee wax ci xam-xam du moom mooy wax mais il passe di des muses dafa am inspiration intuition intellectuelle lu koy wax loolu la gëm yaa ngi de moom la teel a daymon moom la gaa naan demoo yàq ba demoo nekk du ne mais moom daymon boobu mu dox so dona jouer la république boo xoolee ñoom moom loolu la gëm kon kooku waxul ci raison mais dafa tëbb la ilham la mais boo ñëwee léegi ci forme philosophie moderne ñoom ñoo gëm raison ay ñoom Bergson ay ñoom gone gi nu mu tudd le Auguste Comte ay ñoom Descartes rek ay ñoom ay Emmanuel Kant rek ay ba ñoom raison forte la ñu gëm yaa ngi di ñooy les modernes léegi nag boo xoolee ñoo nag yooyu mooy gis-gisu franc-maçon yi mooy philosophie boo xam ne raison kese la gëm moo tax da école nga jàng école philosophie naan la uniquement la raison exclusivement la raison fait table à rase de toutes les connaissances antérieures mën ta nekk loolu la théorie la mën ta nekk li nga xam ne mënoo ko fàtte mu nekk fooy sa boo ko gomee dund bi rëdd bi dafay des matuma xew nga boo déggee kon ça veut dire que yooyu kon franc-maçon daal ci philosophie la bu gisee àdduna bi dafa tënku ci xel bu ko tënk lépp ci xel xam nga laa gisee mais dañuy dëbb lii rek ay sacrifice ñi ngay wax lu nekk daal man loolu tumba tegu ci te ñi moo ko seen i ñi ñaa ngi ciy wax nag lu nekk daal mais daal man du ma wax suma boo dee waxal loo xam wax dëgg nga ma shahidna ba illa ma alim na maa ko naa lil xay bi abisin nga tuga xay bi waaw léegi franc-maçonnerie ban njëriñ la am ba xam est-ce que am na njëriñ ban njëriñ la am ba nit yi ñëpp bëgg a daw dugg si franc-maçonnerie ak yooyu sàngara sa aw xaw am na njëriñ mais loolu daal du njëriñ bi rek ah sàngara téere bi moo ko ustaas am na njëriñ de mais loolu daal bu njëriñ waaw ñi si nekk xam naa amoon na leen njëriñ nag peut-être boo gisee ñoom ñoo xam ne leen njëriñ mais man mu si gis ma si njëriñ ndax loo xam ne loogi moo njër moo ëpp moom te boo si nekkee gëm naa moo nekk jullit man njëriñ bi ci mënte nekk soxla moom ndax il paraît que boo si nekkee dana la yomb ubbi lay bunt wax nañ ko en tout cas di nga am daal immunité daal daanaka daf mel nii ndax man lu ñu def daal li ay gëstukat bi koy wane nañ ne ñoom lu ñu def daal jàmm ci mujjee waaw parce que dina organiser manipuler di manipuler ba nga génn ci daal sëñ na waaw mais xam naa du njëriñ ba aju ci yàlla ak yonentam moom waaw loolu su weesoo daa am benn question bu ma defee boo xam ne moom laa bëggoon laaj mooy franc-maçonnerie ak ni mu mel ak malgré lii nga wax nii yëpp bu fekkee ne am na kenn koo xam ne bëggam wala bëggum àdduna wala bëggum alalam toll na foo xam ne bu gisoon franc-maçon nii mu leer ko ne su duggee ay problème moom jeex maanaam tey ma su ma gisoon franc-maçonnerie mu leer ma su duggee samay problème jeex ma bàyyi di ndékkee ay mbërëm nambeeg loolu nii am ay yére yu rafet am ay oto yu rafet dana nga ñu ndékkiwu waaw man nag ay ñoom waaw loolu noonu mooy nekk franc-maçon léegi ba xam képp ku mu neex nekk franc-maçon
voilà. ah franc-maçon du marché Sandaga nag de c'est-à-dire que ñoom bëgg nañ massifier wu mais ak seen nit wax naa dañoo soxla homme d'influence am na ñoom dañuy copter am na kilifa yoon bu ñu doon nëbbatu li mos nit mos a ñëw ci ma waxtaan ak ñoom jëm na convaincre ci franc-maçonnerie day am waaye ñu ko dañuy yaakaar ne yow am nga influence sa xel mi màcc na te homme d'influence nga n'est-ce pas te aussi mun nga nekk un idéologue xam nga lu gën a jafe ci bu idéologue mu gën a jafe ku mën théoriser benn affaire yu ko tey idéologie teg noonu jéem a copter am na ñoo am tamit mu nga def jéem a déposer mais daal ñoom soxla ñu n'importe qui yaa ngi dégg soxla n'importe qui boo bëggee nekk waa da mu nga def déposer candidature dafa ay am na ay site xam lu ñu koy jaayee bu xamoo fu ne déposer bu am ba ñu defal ay entretien mais day yàgg na du benn jour ñaar day duré entretien bu ñu accepté après nga toog vénérable bi aussi dafa la yeneen ay yooyu des fois ñu rejeté la nga dem boo étudier waat mais souvent ne war nga am ku la parrainé dafa dugg noonu am na ñu la parrainé quoi foog nga ñu la parrainé aussi ñoo xam ne ñu lay parrainé mais procédure bu compliqué daal en tout cas d'après daal ñu koy ne ñu ko wax n'est-ce pas mais teewul daal yaakaar ma ne jeexal na ay coono jeexal parce que man dafay dig naan dañoo am alal te man boo ci bokk da ngay cotiser ah bu dee may alal yi de xam naa day na waa ah ok waaw loolu su dee suba am benn affaire booy ñu ngi gudd de terminé benn bii mooy dernier waaw mooy ñu ngi lamb-laame naan boo gisee guerre mondiale yi ñuy tàq ci dëkk bi franc-maçon yi seen loxo mi ngi ci waaw daf nañ sax ba naan ñu ngi théoriser troisième guerre mondiale boo xam nar naa ñëw te boobu seen loxo tamit si lay nekk waaw léegi loolu noo ko jàngatee waaw loolu ñu ngi koy wax effectivement parce que boo demee wax naa la waa ji nga Albert Pike moom si boppam kii accusé am nañu ko accusé Léon Taxil accusé na ko mais Léon Taxil loo xam yaay wéraluñu ko ndax il paraît dafa amoon franc-maçon problème après mu génn di dinga daal doy na ci aussi dégg nga mu nekk benn xar daal génn day naan seex bi nii naangam sangam lan la waa ji defoon génn dem naan seex yi di daal moom jox benn secret pour tas xëy jigéen moom ko man ñu ma xam ñëpp xam ne du waxtaanee secret ñu ma xam ñëpp xam ne du waxtaanee secret bokk si affaire bay dugg ci waa tas kii na ba loolu jigéen ñi xam nga day am léeg-léeg ñu nekk ci affaire génn di yàq daal dem fu ne ok Léon Taxil nag aussi moom alité avéré que effectivement da yàq doon tuumaal boo xam ne sax moom daanaka idée boobu moo ko propagé dañuy rend ay nit ak sacrifier ay yooyu ay lii rek yooyu daal Léon Taxil moo gën a développé idée yooyu mais après lu tax idée man dama ci sukkandiku parce que moom moo il a avoué publiquement que dafa amoon franc-maçon problème di leen yàq seen der xam nga loolu aussi dafa di de fois mais boo dee ki naa ne William Guy Carr un Canadien il moom peut-être ñaa fekk na yaakaar naa nekkoon ci renseignement généraux américaine la bokkoon bind na benn livre de The Pawns in the Game mooy des pions sur l'échiquier Pawns in the Game mi ngi wax mu ne tout défendre la théorie du complot bi ngay wax mu ne première guerre mondiale deuxième guerre mondiale lépp franc-maçon ñoo ko taal te mu ne mu ngi sukkandiku ci ay waxu Albert Pike loolu la wax ma Albert Pike ñoo ko taal mu ne pour des raisons mu ne bokk na ci lu tax ñu taal deuxième guerre mondiale pour que mu ne taxawal Israël am état moom état Israël d'Israël mën a taxaw benn te boo xam ba ci jógee état Israël taxaw na mu ne aussi maîtriser aussi tamit li nga xam ne mooy christianisme mu maîtriser ko waxtu yu bëri la yu bëri moo tax a te yu bëri tam boo ko jàmbatee benn ba benn nga gisaat affaire am na mais troisième guerre mondiale si ñoom waa ji théorisé na ko mu Albert Pike neen loolu waa ji William Guy Carr ci Pawns in the Game théorisé na ko boo xam ne moom la war taxaw lu ko tax a ju troisième guerre mondiale boobu nag mooy désordre total wax na ne ñoom le chaos l'ordre et le désordre la théorie du chaos foog chaos am pour ordre génnaat nouvel ordre mondial ba muy am nee na dafa am benn guerre bu mag boo xam dana am guerre boobu na am ñu dire la bataille de l'Armageddon l'Armageddon nag ñu ko tuddee noonu xool fu ko teg mais Bible wax na si Armageddon Bible wax na Armageddon Bible wax na ko mais Armageddon da si Bible wax doon junj daal benn xeex bu amoon diggante Josias de benn buur la woon bu nekkoon ñu tudd fële kii ñu tudd côté yi ci dëkk juif yi noonu dafa dëkk Judas mu jumul ak Nekowa Josias Nekowa nag moom bu Égypte la benn fu doon xeex plateau bu doon xeexee fu mu tudd Armageddon bataille boobu nag tout boobu la gaa utilisé daal kon xeex bu am mujj jamono troisième guerre mondiale bi njeel di ko troisième guerre mondiale bi c'est la bataille de l'Armageddon mais boobu nag le mal et le bien ba defee seen xeex ultime boobu nag après la xuma buy daan nag mais daal boobu la nouvel ordre mondial boo taxaw àdduna bi nekk benn dëkk boo xam ne ñoom dañ koy yilif moo tax man góor na ay UEMOA CEDEAO gëm nañ bàyyi frontières yi gën kaa dëggal def ay barbelé ci kaw parce que pour boole xeet yi nekk benn alxuraan wax ko
innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum wa qabaa'ila shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu ngeen xamante dafa ngeen bennoo ngeen bàyyi frontière yoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee Taïf ne ku am kër ndey am nga kër baay ku am kër baay am nga kër ndey dem Taïf amul visa ba mu demee dugg lu ko fa dal xale yi di ko dóor xaj ak jiw topp ko ba mu dee Medina jaayante gaane dinaa ñëw gaane boo ñëw ñu dalal la ut visa amay passeport ak papier bépp mat ba mu demee dañ kaa dalal def ko bu voilà mooy dañ ko obligé jërëjëf ndax yëpp dama gëm ne pour si ndànk-ndànk la fu àgg si gouvernement mondial def États-Unis d'Amérique Union européenne États-Unis d'Afrique boole naa nga saa processus de pour jëm foofu moo tax dañ gën a yokk frontière baabule ko sëriñ bi daa am benn kii Ibrahima daa am benn mag waaw mu ngi guddi nag parce que am na ñu ngi ça va comme ni ñu koy déggee développement beeg yooyu noonu kon développé na te déggoo. waxtaan bi laytaay ñu ko kuréel yaa ngi koy ñëw kuréel dégg nga xam ne c'est un homme multidimensionnel qui parle. léegi ñu bëgg a dem ci loolu daa benn point moo bëggoon yokk ñu maanaam tey yonent waxtaan gi ñuy waxtaanee ci islam bi yëpp day nekk maanaam ci nabiisme. yeneen waxoon nañu ne xale na yemaam ma ko xam ndax xëy na xam ci loolu ñu jeexal bi est-ce que islam bi bu yemee ci point bii du tax maanaam franc-maçonnerie bi ñuy wax gën a am doole ndax jullit ñi dootuñu cultivé wu dootuñu xam maanaam jamono fu mu toll ni ko góor bi doon waxee rek bu sérieuxement ñu ko sérieux waaye est-ce que du tax franc-maçonnerie gën a kii Ablaye Diallo xaaj guddi laa gan Ablaye mu ne ko naam mu ne kàddu gi ma la bëgg wax bu jigee xam dana sëy dina waxati na moo ko may gisaan nabisme bi Sénégal bu ñu ko xeexul bi ci takkul xeex jini bi dem islam wax naa ko c'est pas une religion mohammedo-centrée c'est une religion théocentrée religion bi yàlla mooy loolu cercle la yàlla mooy centre du cercle bu dem système physique la mooy centre de gravité yow nabi bi utukaay dépense kott moo ci nekk ak nelawal xale yi dajale ci grand théâtre bi jël instrument de musique piano desul tamagee cuun ak yëpp nekk ci biir naan yontu xëy na yamaama xëy na uhud gis nga nañ jàngal ni ñu yàlla yontu wasila la pour àgg ci yàlla loolu ba mu wala ci bopp nit ñi islam c'est une religion théocentrée christianisme la moo ko daaneel mooy le christocentrisme Jésus-Christ ba amuñu fiq amuñu hadith amuñu tus amuñu Jésus-Christ dama tooyee ci ay ahlul bayt amuñ ma xam amuñ fiq amuñ benn débat ahlul bayt centrisme boobu baaxul day yàq pas-pas loolu moo rey christianisme moo tax mohammédocentrisme bi foog ñu xeex ko nabi diine du loolu dañu fexe nit ñi defaru am xam-xam gëstu lijjanti problème actualité yi di ci wax di ko dëgg di xool di ko jàngal sur la lumière de l'islam mais dañuy appauvrir le débat ba am na thème yoo xam boo ko defee di conférence tey kenn du la déglu boo waxoon na nax yi ci mbedd bi dafa ko conférence la waaye kii dafay ci wax dañuy jaay non làkk français day jaay naa jàng école français lañuy làkk parce que naa yonante nii ba muy dee di sukuraat di wuugi di génn ci biir dem nii ñu koy parfum sanko perkal malikaan kenn xamul li ñu daan joxe sa xaalis gëm la jigéen ne xadijatu waaw nangam sàngam ay yàlla dafa teral jigéen bu tudd ab saa sootul nisaa yi moo ko lay kabut donc kaafiruuna xul yaay kaafiruuna c'est que wànti gi yooyu gars yi maanaam gis sont des entrepreneurs ay somnifères dañ lay gars yi ay somnifères lañu yor dañuy anesthésie sont des anesthésiens lañu yor lañu yor yooyu moo baax pour te dire lii gis nga lii ku ne war nga si bokkal diine gi du yonantu kese nañ jàngal nit ñi diine bàyyi caaxaan gi conférence ne yonantu boo mën a ñetti bayt Sëriñ Tuubaa ñetti bayt Alaaji Maalik ñetti bayt Baay ñetti bayt ku nekk boo ko lam bu neex a dara bu rafet léegi nga am oto am 4x4 mais loolu dafa ñaaw du ay caaxaan yu kese la waaw jeex na baax na ko ñu yàlla def tawfeex baax na ñu ngi nuyu Oustaz Moussa di nga wàcc waayam di nga defal yàlla defal taxu yàlla sàmm yàlla aw te ñun tamit jàmbaar la yi def nii sax ñun xam na ne nañ ko dàq bu ñu ngi jégal na lu ci am ay rëkk nga xam ne gàtt xam-xam la ak àll bu ñàkk solo incha allah
léegi yaakaar naa après comme yenn question parce que même kii Israël Palestine gaa ngi ciy wax aussi en temps dans la semaine ku sam question aussi Abdoulaye nga jox Abdoulaye mu recensé question yi dégg nga Abdoulaye Israël Palestine bu koy vendredi incha allah ñu waxtaan ci dégg nga xam naa lii moo gën ndax ma exposé ma waxee sama xalaat kese laay wax mais boo leen posé question di seen bopp di ngeen ko laajte incha allah